mooy ki ñëw teewal Cheikh tey au-delà de mbaxane DG COSEC bi xarit moo ñëw accompagner rakkam ndax Cheikh mën naa ne sama kanam la màggee ndax dama koy xam yàgg na muy ndaw loo xamante ne li ma seede ci moom mooy ku am diine d'abord li ma mën a seede ci moom mooy ku am jom la te jom boobu may na ko tey mu am métier mais yemul ci métier li nga xamante ne yàlla daf ko ci may mu am ci xam-xam muy bokk ci bii am na yeneen mu bokk ci bii kon mu koy def nag ci defin boo xamante ne lépp daf koy dëppoo ak ngëm-ngëm ndax Cheikh mi taxaw taalibi Sëñ Touba la Cheikh mi taxaw jullit la Cheikh mi taxaw doomu Sénégal la boo xamante ne dafa ubbeeku ci culture yëpp ubbeeku ci diine yëpp ubbeeku ci doomu aadama yëpp kon lii ñu fi gis tey te fekkee ko lu am solo ndax dafa naa ne tableau yi ku ko xool xam ne ki ko defar am na mayu yàlla am na lu ko yàlla may te loolu ko yàlla may mu koy génnee di ko wane ba tax na damay remercier soxnaam d'abord ndax Cheikh li muy def nii dal gi ko may mu def ko soxnaam moo ko def ci moom te loolu dafa important ndax yan moment la koy def mooy bu nekkee kër ga wala bu liggéey ba wàcc kon day tekki lan day tekki ne bu ñu amee ay artistes yu am mayu yàlla ci yenn fànnu liggéey yi dañu war a jàppale may leen ñu am dal boobu ñu am ci kër ga moo leen di permettre ñu def loo xamante ne Sénégal yëpp koy rafet mais li may wax rek léeg-léeg wolof yi dañuy wax naan def ci diw neex na trop waaye fekk ko ci moo dàq boo weddee laa jël koko kenn defu ci diw da ngay daaj ji fekk ko ci xam na dégg nga li ma wax def ci diw neex na trop waaye fekk ko ci moo dàq maanaam xam-xamu Cheikh talent bi dañ ko ci fekk yàlla moo ko mooñaale jàngu ko fenn yàllaa ko mooñaale noonu te ni ko yàlla mooñaale noonu dafa am lu muy dégager loo xamante ne Cheikh lu mu defar rek da ciy magnifier waale kéemaan yi yàlla def ci kaw suuf et c'est important doomu aadama lépp lu mu am ci kaw suuf yàllaa ko fa jox te Cheikh mii man dama xam loolu ci moom ma xam ko nag bu yàgg mu am salon de coiffure su ma fa daan ñëw di watu léeg-léeg dama naan ko yow doo wàññi ay karaw rek ay at sax dañ koy wàññi wàlle ndax booy génn ci salon bi léeg-léeg da ngay soppaliku ba ndroog ku ñu wàññil juróomi at donc may wax seede loolu ci moom am na métier te yemul ci métier boobu rek am na ay métiers yu bëri yoo xamante ne Cheikh daf ko maîtriser kon loolu aussi dama koy témoigner di wax ne exposition bi accompagner nañ ko ci waaye suñu warugar te fas nañ ko yéene gën a accompagner moom ak ñi mel ni moom parce que lii ñuy def nii œuvre d'art yi ngay gis nii mën nga ko exporter te COSEC bokk na ci mission mu accompagner ñiy exporter donc loolu dafa am solo ñu xamal ko nit ñi léeg-léeg mën nga jàppale nit sax ba nit ki après dina dootul soxlaate ku ko jàppale mu demal boppam ba xéwal ya muy am mu wasaaroowaat ci dëkk bi Cheikh mi lu mu am ci kaw suuf Sénégal la koy investir kon ku jàppale Cheikh jàppale nga Sénégal Cheikh Amath donc loolu laa amal lu may seede di wax sénégalais aussi ñu ñëw visiter exposition bi les professionnels nañ ñëw les mécènes d'art nañ ñëw ñi nga xamante ne yàlla may na leen wërsëg ndax artistes yi li ñuy def surtout les artistes plasticiens li ñuy def il faut que nit ñi ñëw di ko jënd ci ñoom di ko jënd pour taaral seen kër ak seen fa ñuy liggéeyee mais di ko jënd aussi pour investir ndax investissement ragal xam nga tey ji ki jëndoon tableau Picasso ca ba Picasso di door kooku ñaata la ko jaayee ba Picasso siiwee kon lii investissement jënd œuvre d'art denc ko sa kër da ngay xëy ñu ne Cheikh Amath c'est le meilleur peintre du monde yàlla na yàlla def loolu bu boobaa ña njëkkoon jënd ci œuvre Cheikh œuvre yooyu mooy gën a cher fukki yoon yow Cheikh mujjee def ay croquis wu Picasso sax croquis nga xam ne crayonnage la fa lañ jël feuille rek def crayonnage teg fële tey jii ku am original bi mën nga ko jaayee lu la neex kon artiste da nga koy jàppale ca ba muy door te Cheikh mii yomb na jàppale ndax am na lu yàlla def ci moom loo xam dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat ndax xam nañu passion bi mu am ci lii muy def te xam naa ne aussi ku ñëw ci exposition bi di nga xam ne liggéey bu mucc ayib la ci def lépp nag mu wéer ko ci imaan ndax xale la boo xamante ne imaan moo nekk ci dënd bi te loolu dama koy seede ci moom ndax xam ngeen man du ma waxantu waaw man doomu aadama li ma jàpp mooy nit valeur la d'abord Cheikh mi dama daan toog salon bi waxtaan ci sujet yu nekk waxtaan ci politique
waxtaan ci tarixa waxtaan ci diine waxtaan ci philosophie léeg-léeg sax daan naa bind dara moom day bokk si ñi koy njëkk a liir waaw bu ko liiree ba pare da ci am mbégte su ma génnee livre yi ma def bind naa 11 ouvrages bu ma ci génn Cheikh dina ñëw fexe ba am ko te bu ko jàngee ba pare daf may woowaat wane ci mbégte bi mu ci am kon Cheikh dama lay encourager di wax ne Sénégal dina la gën a découvrir mais presse bi aussi ma leen di encourager aussi ngeen gën a feeñal talent yi Sénégal bu ñu buuxantee ci wane yi rafet yi bu ñu buuxantee ci wane jikko yu baax yi gars yi dinañ royante ci yu rafet yi ak ci jikko yu baax yi te plus jikko yu baax yi ak yu rafet yi di gën a bëri ña daan def lu bon dinañu jomba def lu bon ba fekk si ñu baax yi kon lii ñuy def ni dafa am importance ñu koy wane dëkk noonu lañ koy tabaxe jikko yu baax yi buy bëri rek ñu koy gën a fesal dina dem ba mu jéegi nit ñi jomba def lu bon wala ñu jomba wax lu ñaaw te loolu dafa am solo te Cheikh lii muy def nii te ko teg ci liñ ko mooñaale moom muy iman bu mat sëkk man avant tout professionnel la ndax dama liggéey 25 ans ci secteur privé am suma métier donc liggéey naa tey jii mbirum maritime ak portuaire defe naa ne ku ci liggéey 25 ans ci secteur privé am na loo ci xam yemuñu ci def nañ politique yemuñu ci aussi am na lu ñu yàlla may ba ñu bind 11 livres kon loolu bu ñu demee ba di ko ndamoo fépp dañ bay say weewu tànk moo tax jas dañ ci tàqarit comme ni xale yi di waxee donc jas dañ ko gëm yàgg ci liggéey ci téere yi ma bind sax am na boo xamante ne jas laa ko jagle kon population yu jas yi bu ñu demee ba gën ma fonk gën ma bëggal seen bopp pour que la jëm ci sunu kanam ci ay jongante ñu fas yi ma yéene porte ci loolu dama ci am mbégte rek mais nag may rappelé rek ne jàmbaar amul ku yàlla jàppale rek moom waaw yàlla nu yàlla jàppale ñun ñëpp ndax njëriñ loo fekkee yàlla def ñu fekkee ko waaw te incha allah ñun lépp lu ñuy def rek dañ ci yëpp jiital iman gis nga nit boo jiitalee iman ci lépp da ngay woyof tol da ngay woyof ba yow doo yenu lépp waaw da ngay doo yenu lépp ndax ku diis diik ku woyof tëmb dafa naa yaay loolu la bàyyi fan bi nekk dañu woyof rek comme ça ñu tëmb parce que diis ba pare diik wóoru waaw li ki des aussi ñu jàpp ne lépp tout part de la création waaw le premier créateur le seul créateur yàlla léeg-léeg dafay wax ma ne xoolal loxo et là bëggoon naa presse bi ngeen jël bu baax li may wax xoolal loxo doomu aadama loxo bëgg naa presse bi jël ko parce que c'est important li may bëgg a wax loxo bii nga xamante ne yàlla moo ñu ko abal laay wax na saa yi ko neexoon ñu jël ko instrument matériel yi doomu aadama fabriqué yëpp yàlla dëxañ ko ci biir loxo dañu boo bëggee créer puso nii ngay def boo bëggee créer pince nii ngay def boo bëggee créer pelle nii ngay def boo bëggee créer marteau comme boxeur yi ñuy def nii ngay def te loxo bii ngay gis ni yax yi ci yàlla def defarale na ko noo xamante ne pince loxo yi bu ñu nee saj benn colis boo xamante ne moo ko gën ëpp doole nga yëkkatee mu jóg xam nga lu tax articulation yi ci yàlla daf ci def yax yoo xamante ne day lemu yax yooyu mu ci def muy lemu mu dëgëral yax yooyu ba boo yëkkatee fu du dam moo tax saaku ceeb boo ne ko zaj yëkkati bu dee biceps yi àttan na ko day jóg kon yàlla mi créé loolu ci loxo doomu aadama jël instrument yi def ko ci loxo doomu aadama fu mu toll war nay sàbbal yàlla xam ne yàlla daf ko abal loo xamante ne moo ko permettre mu mën a créer liir bu juddoo day raasaat ak loxo ba daj li mu war a nam bu tàmbalee nam kon liir bu juddu sax xam na importance loxo bi te bu ñu fàtte ne loxo boobu nag moom la sa waay ji def na nii waaw kon Cheikh am na ci sax benn heure bu tudd l'empreinte du peintre mooy loxo mooy l'empreinte du peintre donc pour wax ne doomu aadama yàlla da ko wàcce ci kaw suuf jox ko ay jumtukaay bu gëmee boppam gëm boppam boobu mu jiital ci gëm yàlla doomu aadama dara jomb doomu aadama fekk ne jën ci biir géej tax ko fee fekk picc ci jaww ji tax ko naaw fekk mala ci àll bi tax ko daw loolu lu ñu yàlla mooñaleel war na tax ba ñu gën a góorgóorlu ci gëm yàlla message la bu may lancé rek pour que doomu aadama yi ñu gën a ñun ñëpp gëm ne am na ku ci nekk ci ñun loo ëppale sa morom xam ne yàlla moo ko def ci yow waaw nañu fexe ba rafetal rek li ki des nag meeting yi
son El Hadj Diouf nga ci ngay teg nu mu tudd. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaw yaa ngi wax léegi waxu loxo. te bi ngay wax waxu loxo gisagoo œuvre bii nga xam ne moom mooy l'empreinte du peintre muy loxo dinañ ko découvrir léegi boobu gisaguñu ko. waaw kon daal ñu ngi def lu sant la bu baax au-delà directeur COSEC nga nekk un frère nekk koo xamante ne nii say conseil yàgg naa ci topp di ci gis njariñ mu nekk yàgg naa la wax joon boo seetloo boo naa la man gëwuma kenn koo topp yow man yow laa gëm bés boo ne da ngay engagé wu man ba bàyyi lépp ñëw topp si ginnaaw ngir politique bu boobaa lay dugg ci politique te effectivement yaa ngi ci macha allah yàlla na la yàlla defal li nga bëgg yëpp ci say te xam naa ne def bi nga ko bëgg a def du lu dul jariñ sa gox jariñ sa réew parce que ñoon comme man ak yow waruñu yem fii am na nit ñoo xam ne dañu leen defar pour ñu diriger àdduna yàlla xam na ko te njoon mi incha allah loolu lañ koy ñaanal ak ñun ñëpp sant yàlla bu baax a baax par rapport ak lii nga xam ne réalisé nañ ko ñu ngi sant bu baax a baax